xam naa ni Bachir ñaareel la ma bëgg a xañ quoi waaye sant nañ bu baax c'est vrai que maa ngi sant madame bu baax a baax ndaxte dundu intellectuel dafa metti nee naa nit ñi dañ lay bëgg a gis chaque fois te bu la nit ñi di gis chaque fois dootoo produire te boo produireul ñu melal la parce que foofu lañ lay xaare donc jongle bi ngay jongle dafa metti dafa intéressant mais maa ngi sant ñëpp xëy na kàddu gi moom kàddu gërëm la commencé ci Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ndaxte bind ci Serigne Touba dama jàpp ni rêve murit yëpp la ni ko Ousmane Sonko waxee léegi rek man dama gëm ni mënuñoo tabax réew ci gis-gisu jàmbur am na lu ma bindoon ci livre bi waaye teraanga ak yenn borom xam-xam yi ma ñaan ñoo tax ma génn ko ndaxte ñi ñuy topp ñëpp boo xoolee nit na la je suis libéral nga xam ne ni le père du libéralisme mooy Adam Smith théorisé nañu ubbi bunt yi ouvrir laisser passer laisser aller laisser faire métier bu mu mujjee am douanier la rek la mu jàngale yëpp da koo trahir la mu jàngale yëpp da koo trahir ku ci ëppaat doole muy John Maynard Keynes nga xamante ni ñu bëri dañ naan moom la état yëpp di doxal ndax boo nee Keynes rek mooy l'intervention de l'état Keynes moom dafa nekkoon à mi-chemin entre les libéraux nga xamante ni dañoo gëm ni la responsabilité individuelle ak les socialistes yu gëmoon ni la responsabilité collective Keynes moom dafa nekkoon ci digg bi moom politique am yëpp régulation la moo tax saa yu état intervenir rek day nekk keynésien xëy na Abdoulaye Wade ñoom moo gën a comprendre la pensée de Keynes ñëpp dañ koy naan libéral mais foo ko joxee micro mun la je suis keynésien waaye Keynes li taxoon moom xalaatam yëpp mu nekk ci digg bi moo yàlla da ko natt woon mu nekk borom ñaari tur yi loolu da ko pousse ci pensée ba saa yu xalaat moom day xalaat boo xamante ni du nekk ni chaud ni froid yàlla may ñu nag koo xamante ni da ngay topp tànk baa nga ba dugg Mbàkke Bawol mu jàngal ñu ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple Sëriñ Tuubaa dañoo jàngal loo xamante ni wanuñu nañu yoon baa ngi nii lépp rek yoon bu ci nekk rek moo ci dem moo ko ñun ci sillon yi lañu jaar te ba mu cay dem metti na ndax damay naan souvent booy xool Sëriñ Tuubaa da ngay xool ci jamono yu mu doon bind xëy na ñun ñii di bind boo amee problème sa kër sax dootoo mën a bind boo amee problème sa àdduna dootoo mën a bind mais Sëriñ Tuubaa dundam gépp problème la woon waaye ci problème yooyu la doon bindee loo xamante ni kenn du ko corriger te lu mu bind jàll ci leneen malheureusement nag sénégalais la looloo ci gën a métti ndaxte ñun balaa ñuy kontaan ne comme li ko Ousmane Sonko waxee la ba loolu lu ma métti la comme l'a dit da ngay gis Sénégal ba léegi am nañu spécialiste ñëpp ba mu des suñu spécialiste suñu mag ñu baax ñi am na spécialiste su Molière au Sénégal wax koo xamante ni Molière rek la jàng te boo xoolee Molière moo Kouthia benn lañ mooy Kouthia bu France 1600 Kouthia bu France 1600 ña ngi koy jàng ba léegi Kouthia mi sax jàngale wuñ ko waxatuma la ak suñu mag ñu baax c'est-à-dire que da ngay dégg ñu la kii mooy spécialiste année le siècle damay dégg doyen Cheikh Gueye di ko wax souvent am nañ tamit suñu siècle des Lumières mais da ngay dégg boo newoon siècle des Lumières ñu limal la tubaab yëpp Boileau xawma Molière Boileau de La Fontaine waxal la ñu rëy ñooñu ñëpp te wallaahi lu suñu mag ñu baax ñu defuñu ko nit nag boo bëggee génn ci situation bi nga nekk te boo liiree histoire pensée yëpp da ngay gis ni ay français lañu wala ay anglais wala ay espagnol doo ci gis asiatique doo ci gis arabe doo ci gis nit ku ñuul moo ne ba ñu defar seeni société ñu tamit ñu ngi defar suñuy société waaye am nañu fulla ak fayda ba jàngal ñu seeni maam ñu nit ñu am dama yàlla jéggal bëgg ma wax ñàkk jom di jàngale seeni maam te suñu maam gën seeni maam
lan nag moo koy faj ndaxte xëy na ba léegi wolof sax day naan tubaab bind la xam, nit ku baax moo xam bind du tubaab, parce que dafa am loo xamante ni dafa dugg ci universel, connaissance universelle. dañoo tàmm sax moom boo seetee ñu kii dafa tubaabee wala dafa rafet comme naar, donc dafa am moo yoo xamante ni dafa war a génn suñu vocabulaire. ndaxte gëm sa bopp Serigne Touba combat am yëpp lenn dong la woon, dafay fekk nit ku ñuul mu subir esclavage, subir colonisation, donc lu bëri wàññeeku ci moom. sëriñ bi bëgg ko wan ni donte lii lépp dal na la, war nga mën a gëm sa bopp, war nga mën a siggi boobu nag moom ma gën a neex ci li njeexital bi Serigne Touba am ci njabootam. man murid dama jàpp ni murid du ñàkk fayda, loolu laa jàpp. murid du ñàkk fayda, murid du yaafus, murid du nangoo tegoo lu ñu ko teg mu tegoo ko. damay naan Abdoulaye Wade wala Cheikh Anta Diop exemple lañu ci yoonu murid, ndax fulla ak fayda gi ñu amoon. parce que murid du raciste, du bañ kenn, ndax Serigne Touba du pour rek ñun, pour ñëpp la. murid du raciste, moo tax ñoom ñaar ñëpp jabaru tubaab la ñu amoon, waaye koo ci gis tubaab ak nit ku ñëw ñëpp la yemale. c'est-à-dire que maa seen bopp dépassé nañu man kat dama war a wan nii ni tubaab la wala naar la wala kii fii la war a nekk ci man. Sénégal tant que demuñu ba ngay respecter nit parce que boroom xam-xam la wala nit ku baax la, parce que nit ku baax dafa am solo. te nit ku baax du couleur, du judd. ndax Serigne Touba moo ñu jàngal tamit ni bu njëkk ba doomi soxna muy moo bu gën a gênant bu am Sénégal. fa mel ni am na ñoo xamante ne ay doomi soxna lañ, ñeneen ay doomi leneen lañ. ndax doomi soxna bu njëkk ba ci taarix dañ lay jàngal ni boo mësaan nekk doomi mbaar, boo jàngee ba am loo mën a jullee da ngay dellu ca mbaar ma. doomi soxna ñoo war a jàng ba egg ci kaw di jàngalaat say doom yow. Serigne Touba moo ñëw ni ko sëñ Diop waxee léegi dagg kot yooyu, jël doomi mbaar yi di leen jàngaleloo alxuraan, doomi soxna yi ku ci mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall mu koy liggéeyal. jàngale bi mu bëggoon wane mooy ñëpp a yem ci yàlla. te lépp li nga xamante ni sëñ bi jàngal nañu ko moo ci jiitu, waaye 60 ans ñu moom suñu bopp, ñoo moom suñu sur le plan économique, ñoo moom suñu lépp. waaye benn tubaab danaan wax naan qui apprend ma langue assume ma culture et qui assume ma culture subit le poids de ma civilisation. donc dafa am ñun poids civilisation bu ñu subir. nit ñi nag mooy nit mooy am fullay boppam. sa fullay bopp mooy nga dem ba xam ni am na loo xamante ni mënatul nekk, war na mën a soppeeku. ni muy soppeekoo mooy ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun xam ni am na logiciel bu nekkoon sa bopp nañ ko génne dugalaat beneen logiciel bu bees. tant que gëmuñu suñu bopp nit du la respecté. mës naa dem ci benn conférence bu am doole ñuy toog di waxtaan bu xawoon compliqué. waa ji ne non balaa ñuy commencé il faut que ñu indi benn tubaab quoi. ma ne ko pour la mu ne non pour mu jox affaire bi kii. ma ne ko billaahi boo ko fi indee ma takk samay bagage dem ki xamul dara ci li ñuy wax. pour dire que am na ñoo xamante ne ba léegi seen xel foofu la toll. te réew mënuñu koo defar te defaruñu bopp yi. te jàpp naa ni ñun Serigne Touba man liggéey bi ëpp solo bi Serigne Touba def ci man mooy gëm sa bopp. man ñëpp laa yemale. xeebuma kenn waaye dara feesul sama bët. ndaxte jàpp naa ni sëriñ bi lu muy def ci yow buñ ko appliqué woon ñoom lu ñu defoon ba seeni jamono ñu autosuffisant buñ ko defee tey autosuffisant. ndaxte boo demee Corée du Sud zone boobu yëpp child board stratégie bi ñu utiliser mooy lu ñu amul bëgguñu ko. pourtant aujourd'hui ñoo yar adduna bi mais ñun ba léegi fenn la ñuy xool. tonton France papa Italie ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite fu ñu teg suñu bët foofu moo baaxul. te pour ñu dindi fa suñu bët foofu tamit ñu am ful la commencé bind commencé xeex la te gëm naa ni gisuma ko gën a patriote sénégalais yi gisuma ko. ils sont très patriotes mais xëy na day xeex rek bu ñu war a commencé
nit ñi commencé conscient ci nan la ñu war a jox cër nit pour nga jox ko cër foo mu xam moom mooy kan man daal ku bëgg réew bëgg sa réew mooy bëgg sa mbokki réew bëgg sa doomi réew moo tax xëy na li ma xalaat lépp bind naa ko moo taxoon ma bëggoon am chance jël ku mel ni Serigne Mokhtar Sarr ku mel ni Serigne Mamadou Diop nga xamante ni sëñ Diop moom dama ne livre bi xëy na soxna May ak soxna Dior dinañ ma ci jàppale dañ ci yàgg waxtaan dañ ci yàgg waxtaan ndaxte man dama am passion wu Serigne Touba parce que boo amee nit ku baax koo xamante ni àdduna bi yëpp buñ ko amoon wane ko ñun ñu am ko bëgg a dugal suñu bopp ay complexe c'est que complexe d'infériorité xëy na amoon na benn génération boo xamante ni loolu daloon na leen mais génération mooy changer lépp. moo tax Serigne Diop moom suñu waxtaan si dafa ëppoon livre bi moo tax yàlla xam na ni ba ma pare am na kilifa gu mag gu ma woo ni ma Xaadim lenn rek laa la bëgg nga may ma ko xanaa mënuma ma am lu ma bokk ci livre ma ne ko mën nga cee bokk ci wax waaye man dama ne ci benn combat de génération mooy lan nañu fexe ba xëy na génération mag ñi ngi dem mais suñu génération ñu waruñoo def erreur bu suñu papa yi def yenn saa ñoom sëñ Daouda di xeex France dégage man faalewuma France ak faalewuma kenn li ñu am la ñu nanguteeku gis nga xel ba ñu am ba jël ko dañ amaat ñaar yoon xel bu ñu tolloon ba jël ko fépp fu ñu téye seen lu teg sañ loxo ñu teggi kon donc duñu xuloo duñu xeex parce que pour man foofu la ñu wane suñu jàng waaye di leen may sax riir ñi di wax naan kii moo teg na fii kii téye na lii pour man ba léegi des na nañ am fulla ak fayda lépp lu ñu moom ñu jël ko ci fulla ak fayda ndaxte murit yi loolu la ñu njëkk a commencé woon looloo tax seen économie ñu tuddee woon ko économie informelle c'était une économie rebelle bëgguñu woon li tubaab bi tegoon bëgguñu ci woon jaar tubaab bi ne comme ñii bëgguñu cee jaar la ñu leen tuddee informel tubaab mi ngi soog a xam seen puissance ba mu tëjee Serigne Touba Thiéyène laaj leen ku dul fay impôt maintenant doo seeti Serigne Touba ba murit fay impôt dafa tiit da koo bind mu xam ne ñii amoon nañu capacité financière mais pour ñoom jox seen xaalis tubaab loolu moom waaw dem safara ko gën ndaxte da nga leen di dooleel te ñoom baaxuñu ci diine baaxuñu ci réew mi ba ñu amee indépendance kenn corrigé wul lool ñu bàyyi leen ñoom it ils se contentaient dans l'économie informelle l'économie formelle di fay impôt moom muy joxe àddiya économie informelle di joxe impôt bon homme politique am nañ koy téye moom muy joxe àddiya muy dem ci jumaa yi muy dem ci daara yi moo tax il est extrêmement rare nga gis ku jóge ci daara murit di chômer contrairement à nos écoles donc xëy na suñuy valeur am na lu bëri lu ñu mënoon jox waaye ñun ñoo ko xeeb jàpp ni lëkkale defar rek moo baax natt boobu nag xëy na dinañ ko jéem a corriger ndànk jàngal nit ñi ñu xam kan mooy Serigne Touba Serigne Ahmad dañ ciy waxtaan lu bëri sama Serigne sama xarit ci lu bëri ci loolu nu ñu def ba nit ñi xamee Serigne Touba ci neneen ndaxte Serigne Touba ñun Serigne bi la ñu xamuñu intellectuel bi mu doonoon. tant que xamuñu intellectuel bi Serigne Touba doonoon duñ ko jariñoo Serigne Touba c'était un grand intellectuel un très grand intellectuel moo tax parfois il faut que bu ñu koy waxee ñu am feneen fu ñu génne je me suis battu xëy na def naa loo xam ne de culture mouride teguñu xasida teguñu leneen dama bëgg nag ñu xam ne Serigne Touba dootul lekk yëfi murit kese yëfi ñëpp la ndaxte tout son combat leen dong la nanteer bu ñu sigg ci kanamu naar ci kanamu tubaab ci kanamu buur ndax Serigne Touba ñetti puissance yooyu yëpp la doon xeexal buur yi naar yi tubaab yi mu wàcc nag ci ñun def ci ñun fierté boo xamante ni tubaab bi complexe ak décomplexé lay tudd mais murit nekkul ci yooyu pour moom ku dul moom moo la gën mbokk taalibeem rek lay nangu mu gën ko donc mental boobu ñu am jàpp naa ni mental la bu mën a amal njëriñ askan bi may gërëm bu baax monsieur le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye
je pense que dafa rafet mu magal ñu ndaxte xëy na il parle du haut de son expérience te dafa baax murit yi commencé xam ni seen rôle dootul rek jàng xasida Serigne Touba màggal gàmmu yooyu yëpp enjeu yi dafa xaw a am doole tuuti. Touba doit être la plus belle ville du monde te li koy def sëriñ bi moom bind na ko ba pare te Serigne Touba lu mu bind dina am maintenant li ci des yëpp suñu détermination la détermination nag mooy gëm sa bopp rek ni buggaan tuddee parti bu gëm sa bopp ndax gëm sa bopp moom mooy nga xam ni li yaakaaroo ci kenn parce que mënoo am ville bu mel ni Touba amoo le plus grand centre commercial du Sénégal mënul nekk ville la boo xamante ni ko buggaan waxee commerce moo ko yor nan lañ koy organiser nan la ñu organiser Touba ba fépp fu Modou nekk am bis boo xamante ni dina fa jóge ñëwaat Touba. Je pense que toutes ces grandes questions là ay mbir la yoo xamante ni day posé wu te ay xale yu murit ñoo ci war a xalaat wane yoon bi bañ cee toppandoo kenn bañ cee xaar kenn bañ am complexe bon murit mënul am complexe moom boo amee complexe rek xoolaatal sa bopp feneen nga bokkoo ci yoonu Serigne Touba ndax Serigne Touba loolu la njëkk a gagné ci ñun c'est-à-dire que mës naa am natt boobu xaw na yàgg tuuti jóge demoon ci benn dëkk boo xamante ni ñi ngi ma dalaloon ci hôtel 5 étoiles pendant 10 jours ma jóge fa ñibbi si sama benn xarit di ñaan jabar mënuma bañ a dem ma dem fa ci guddi gi ñu ne ci village bi ñu demoon ñu ne ñu kenn duñu yóbbu seen soxna guddi xam nga duñu yóbbu jigéen bi guddi gi léegi dañu fanaan bon ma ne graaw ma wàcc sama chaise auto ne mën naa tëdd fii ba ma koy def am ay xale jigéen yu waroon fanaan ci suuf garab ma am ci ñoom ñëw ne leen kaa tëdd ci oto bi ma jël sama grand bu teg ko njëganaay ci suuf garab bi ba suba teel ma yeewu xool sama bopp ma ne àdduna daal suñu borom kenn xamul lan la jóge pendant 10 jours ci 5 étoiles à Genève ñëw fanaan ci taatu garab ci benn village bi tudd ci Lewunte sama après mais lenn la lay jàngal rek nii boo dee murit moom fépp yem ci yow li ma amoon solo rek mooy tëdd naa nelaw yeewu naa ci jàmm donc loolu pour man daal mooy liggéey bi ñu commencé xoolaat suñu bopp xoolaat suñu pensée xam ni suñu rôle mooy yoon bi jóg ku ci nekk ci ñun mobiliser ton intelligence intellectuelle pour lu ko doxal sëñ Babacar moom docteur Babacar xëy na c'est un ami de toujours ndax loolu man dama bëgg nit ku jub xëy na li ma dënga tax waaye dama bëgg nit ku jub ndaxte jub day defar lu bari ci réew être un homme politique ça doit être un homme juste nit ku baax moo war a def politique parce que politique yëfi gentleman la man dama ne yëfi gentleman la parce que li mu laaj man mënuma ko joxe moo tax defuma ko ndax jàpp naa ni xëy na faw nga doon nit ku baax un homme pur parce que yoon la boo xamante ne mën nga fa jaaree dem àjjana mën nga fa jaaree dem feneen fu dul àjjana xëy na dañu naan maa ngi koy bind ci sama livre bi ma bindoon sur comment votent les Sénégalais les hommes les plus avides de pouvoir sont les mieux placés pour l'avoir et les moins faits pour l'exercer fam ñoo xamante ne lu mu leen jaral après da ngay tiit da nga naan ni ndax liggéey loo réew mi ndax liggéey moo leen ko lañ ci wut ndax lu mu leen jaral pour am pouvoir da lay tiital parce que pouvoir bu ñu la ko joxee da nga war a tiit ndax la responsabilité est extraordinaire àjjana la waaye leneen loolu àjjana la yooyu yëpp nag tax na commencement la ku ci nekk ci ñun maa ngi ci doon waxtaan ak soxna May sànq rek ak note de lecture livre bi mu def mu sedd sama xol lool mooy xalaat bi mooy fexe ba ku ci nekk ci ñun nga xool yoon yi ngay ubbi nan ngay def ba nit ñi commencé xamee Serigne Touba neneen pour mën koo jariñoo ndax dafa neex nga dem ci benn conférence internationale ñëpp wax seen maam nga wax sa maam
dara gënul neex loolu waaye boo ñëwee ci tubaab bi di ko jàngal François Quesnay mu lay wax Quesnay nga koy wax Quesnay mu lay wax à un moment donné amul doo am respect ci yow ndax xam na ni yow dans le rendez-vous du donner et du recevoir yow indiwoo dara te yàlla xam na ni say maam a gën a seeni maam fulla ak fayda nag moo tax ñoo war a tax ñu ñëw indi suñu maam teg leen ci taabal ji maa ngi sant daayira IAM bi ni ko sëriñ Bassirou waxee tout à l'heure sëñ Bamba Fall ak Girassi ndax tey booy samay étudiant lañ am na ñoo xamante ne ay carte gi rek laa leen di may waaye tey moom dinaa xoolaat noti ndax xam naa ne jàmbaar lañ lool ndax de bokk naa ci ñi nga xamante ni daal bind laa gën a xam waaw xëy na bind laa gën a xam waaye boo amee ñoo xamante ni xëy na liggéey bi nañ la ci jàppale sedd na sama xol lool di sant sama soxna bu baax nag ndax xam naa ni am borom kër gi mel ne Xaadim Bamba moom liggéey bu metti la liggéey bu metti la ndaxte dinaa teel a xëy dinaa guddee wàcc te yenn saa yi bi ko Bassirou waxee rek wala wala Babacar Diop yenn saa yi ba 23h30 ma génn sama kër dem kër Bougane toog fa ba 1h30 2h xam naa ni xelam dina ñaaw sax waaye yàlla xam na ni sama gars yi ñoom ñooy téye rek dund intellectuel moo xaw a metti dafa xaw a metti lool yenn saa yi yëf yi dem ba jàpp la wallaahi da ngay am envie génn rek dox ba sa bopp sedd nga ñëwaat xëy na ku dul bind doo ko comprendre yenn saa yi damay xëy 23h minuit damay génn takk sama masque moo tax ba écouteurs yi xaw ma nu ñu koy tuddee yooyu xajul sax sama nopp airport yi ba mu xew mu neex ma lool ndax léegi su may waxtu mën naa koo jiñ airport yi mel ni kuy wax téléphone mais parfois quand tu conceptualises certaines choses tu as besoin de plus de liberté tu as besoin d'espace te loolu fu mu la dalee da ngay jóg parce que da nga xam ni c'est des moments yoo xamante ni dalay waaw tu as l'inspiration da nga koy bëgg a bind mais pour nga bind ko nag foo nga dox foo nga génn saa su ne mën ngaa génn donc xam naa ni suñu nitee bariwul lool waaye dañu comprendre ci ni ñu mel kontaan naa lool Diallo nag moom docteur Diallo xëy na c'est le patron de l'Harmattan c'est l'homme le plus riche du Sénégal donc man xam naa ni je lui renvoie l'ascenseur je te renvoie l'ascenseur te di kontaan ci ñëpp di wax Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma que nii lu ñu bëggoon daal lii la mooy ñu xam ni xale yu murit yi dafa am beneen yoon maintenant bu ñu war a ubbi mooy am na leneen loo xamante ni xëy na suñu warugar la ci yoonu murit xëy na ku ci nekk yàlla def na mënal nga sa bopp ku ci nekk yàlla def na xëy na modestie à part vous n'avez besoin de rien du tout mais foofu nag lañu soxla xitmaal Serigne Touba ci suñu mbir ndaxte jàpp naa ni amul lu ëpp solo ci Sénégal gi liggéeyal Serigne Touba man gisuma ko te nuñ koy liggéeyee nag Serigne Touba nitu xam-xam la woon nitu xam-xam dañ koy liggéeyal ci xam-xam xëy na muy ñoom Mokhtar muy ñoom Bougane xëy na seen liggéey dina leen may ñun lu ñu théoriser ñoom ñu pratiquer ko waaye daal livre bi moom du gaaw a jeex ndaxte dinaañ ci waxtaanaat lu bëri dina am temps waxtaanaat ci lu bëri waaye ni ko Sonko waxee rek sànq dafa am solo ñaanuma yàlla man ñu continuer di yore suñuy réew sax ak gis-gisu keneen ku nekk ci beneen réew parce que amul musuma gis koo xamante ni développé na réewam ci gis-gisu jàmbur parce que ña bind seeni gis-gis ñoom bañ koy bind xalaatuñu ñoon xamuñu ñu sax yëguñu ñu sax ba léegi xamuñu ñu sax bu ci benn président wooyee président africain bi lay dajale xamuñu cas par cas moo tax boo xoolee ba ñu defal ce qu'on appelle l'ajustement structurel leen rek a taxoon mu échoué Banque mondiale ak FMI dañoo créé benn costume ne pays africains yi ñëpp dugg leen ci ñii mu jot leen ñii mu xat leen ñii mu ëpp leen parce que amuñu temps réfléchir cas par cas ba crise amee en 2008 dans la zone euro dañoo créer pour chaque dëkk ñu wutal ko costume dañoo wut plan pour la Grèce plan pour l'Espagne plan pour l'Italie mais pour africain da ngay defar benn plan rek nañ ci dugg
waaw ku ci dugg ñu ne ko yow jàmbaan nga keneen ku ci mën dugg yaa war a xool dañu ñëw rek di xotti waaw xot dagg bu ñu amee fulay commencé naan nag suñu gis-gisu bopp ñoo koy lijjantil suñu bopp nañu nangoo raam. En 1960 boo amee produit bu jógee Japon maire yi dañ daan wax naan sappan la mooy baaxul en 1960 produit bu jógee Japon sappan la baaxul en 2000 produit bu duggee Chine dañ naan chinois la boo nekkaan ci jumaa yi sax paa yi dañ naan fay leen seen portable ñu yor portable chinois dindi leen batterie yi ndax buy sonné boo koy fay buy sonné sax du kii léegi kenn dootul waxati loolu chinois parce que dañ leen a may seen chance. Il faut que ñu nangu ñu may suñu chance nous autres les pays africains ñu gëm suñu bopp et loolu daal moom laa bëggoon wax Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma